الحمد لله ذو الفضل والإحسان خلق الإنسان علمه البيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ربوبيته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حذرنا من آفات اللسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Cette la louange est à Allah, détenteur de la grâce immense. Il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé. Et il n'a pas d'associé dans son adoration ni dans sa seigneurie. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. C'est lui qui nous a mis en garde contre les péchés de la langue. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui par une provision de salutation, ainsi que sa famille et ses compagnons, ceux à qui on accorde tout le mérite et le respect. Ceci dit, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains dans le but qui lui réserve exclusivement l'adoration, sans lui attribuer d'associés. Il envoya ses nobles messagers afin qu'ils leur indiquent le chemin de la vraie réussite et du vrai succès. Il dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Nous avons envoyé à chaque communauté un messager leur disant adorez Allah et détournez-vous des taghut. Il fit de leur vie sur terre une épreuve pour distinguer lequel d'entre eux s'adonne aux meilleures œuvres. Allazi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui créa la mort et la vie en vue d'éprouver lequel d'entre vous fait les meilleures œuvres. À la fin de ce verset, il dit wa huwa al-azizul ghafur. Il est le puissant et l'absoluteur. Pour nous montrer que deux catégories d'individus résultent de cette épreuve. Il y a ceux qui le récompensent pour avoir fourni les bonnes actions, comme le requiert son nom, l'absoluteur. Et il y a ceux qui encourent son châtiment pour avoir fait de mauvaises actions, comme le requiert son nom, le puissant. De la même façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié certaines créatures et certains endroits par rapport à d'autres, il en est de même pour les différentes périodes de l'année. Il en est ainsi pour le mois de Ramadan, qui est un mois béni et qui est plus valeureux que les autres mois. Ce mois fut choisi par Allah subhanahu wa ta'ala afin que les hommes y consacrent leurs âmes. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ton Seigneur crée et élit ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié ce mois pour en faire une saison en lien, ou bien pour en faire une saison en lien avec l'au-delà, au cours de laquelle ses serviteurs se rivalisent dans l'application des bonnes œuvres. Ils se concurrencent à cette occasion en vue d'acquérir le succès et de se rapprocher davantage de leur Seigneur. Ils se rapprochent de lui la journée à travers les uns et la nuit à travers la prière et la lecture du Coran. Les hommes se dévouent à toutes sortes d'adorations, tout en s'éloignant des péchés et des fautes et en éprouvant de la crainte. Ils espèrent ainsi, à travers ces transactions impérissables, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur offre leur entière récompense et une plus grande faveur. Il est certes absoluteur et reconnaissant. Chers frères et sœurs en islam, ce mois de Ramadan a été une grande occasion pour nous de nous remettre en question et de retracer notre vie vers le vrai sens de la vie, vers la vie qui procure l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bonheur et la réussite d'ici-bas et l'au-delà. Le Ramadan
tire à sa fin. Si l'on le voit finir avec nostalgie, souhaitant qu'il ait duré un peu plus longtemps, ou même toujours, si tu as ressenti cela, mon frère, ma soeur, c'est que tu te sens bien, que ce mois béni t'a fait découvrir ou fait redécouvrir quelque chose de très fort dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois nous a appris beaucoup de vertus que nous pouvons adopter comme feuille de route pour le reste de notre vie. Nous pouvons en citer quelques-uns. Premièrement, l'engagement et la détermination. Oui, l'engagement ou la détermination. Tout est peut-être promis de faire mieux que la dernière fois. Lire tout le Coran un nombre de fois. Lire le Coran tous les jours. Le méditer, l'apprendre, apprendre à lire. Cela veut dire que tu as fait le bilan de ta relation avec le Coran et tu t'es fixé des objectifs à atteindre dans un temps bien déterminé. Mais vois-tu, la vie elle-même est un temps déterminé. Comme le mois de Ramadan, elle a un début et une fin. Et tu te dois d'en profiter au maximum. Deuxièmement, la course vers les bonnes pratiques. Tu as su suivre un rythme inhabituel pour profiter au mieux du meilleur mois de l'année. Quel que soit ton niveau, tu as mis la barre plus haut. Tu l'as fait avec plaisir et espoir. Le plaisir de la satisfaction qu'on ressent quand on agit pour Allah, encore plus quand ce sont des efforts inhabituels. L'espoir de la récompense promise. Mon frère, ma soeur, n'as-tu pas appris plus que d'habitude ta religion? N'as-tu pas cherché à faire mieux ou bien à faire au mieux pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala? Comme t'es-tu senti? Mieux, n'est-ce pas? Serein, heureux, lésé. Et pourtant, le ventre est resté vide des heures. Le sommeil était plus court, mais se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala étanche la soif et remplit l'estomac. La connexion à Allah subhanahu wa ta'ala est tellement forte, tellement belle et intense qu'on n'a pas envie de la rompre par un estomac trop lourd, un sommeil trop profond ou les futilités de la vie. Troisièmement, la solidarité. Les musulmans sont un seul et même peuple. Nous avons été des millions à jeûner ensemble. Nous avons été plus nombreux dans les mosquées. Nous avons été prompts à faire le bien, imitant en cela notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons ressenti ce que ressentissent tous les jours les personnes démunies. Nous avons pensé à celui qui, malgré un ventre vide, est obligé d'aller chercher sa subsistance. Nous avons compris ce qui lui permet de passer inaperçu. Nous-mêmes, n'avons-nous pas, malgré la prière, malgré la faim, été heureux et lésés à cause de ce rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le zikr, la lecture du Coran ou la prière en groupe, et ne nous a-t-il pas fait oublier la faim? Les doigts des uns et des autres ne t'ont-ils pas fait oublier la faim? Quatrièmement, l'apaisement. Mon frère, ma soeur, si tu l'avais oublié ou tu ne savais pas, tu sais maintenant où tu t'es rappelé où se trouve le vrai bonheur. Il est dans la pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. L'adorer comme il te le demande et avec les bienfaits dont il t'a gratifié. Que chaque membre de ton corps témoigne des efforts que tu as faits pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, la sincérité. Nous avons, grâce à Allah, tenté de le satisfaire, lui et uniquement lui par les bienfaits qu'il nous a donnés, corps, bien, force. Nous avons fait le bilan et tenté de corriger nos défauts et manquements connus ou non. Allah subhanahu wa ta'ala étant le seul connaisseur et juge de nos efforts. Sixièmement, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre nous doivent s'avouer qu'ils ont pu être négligents à certains moments. Pourtant, Allah leur a permis de vivre ce mois béni
et d'en tirer profit. Bien-être, sérénité, ressentir le bonheur d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, avoir l'occasion de gagner plus de hasanat avec la prière en groupe, ressentir les bienfaits des uns sur notre organisme. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de savourer ce mois, de nous reconnaître à l'essentiel. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Notre équilibre dépend de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour l'adorer dans les meilleures conditions, on doit faire attention à notre santé, notre sommeil, notre bien-être et à celui de notre communauté pour maintenir et nourrir notre lecture et méditation du Coran qui nous guide vers le droit chemin. Le meilleur des hommes nous a montré avec le meilleur des textes descendus dans le meilleur mois de l'année, transmis par le meilleur des anges, comment cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نيجي سانت بروم سبحانه وتعالى سانت بو تولك ماغايام موم بروم بيغا خامتاني موي بروم گënal موم ميغا خامتاني مو ساك جامام واye tamit moo xamal li nga xamante ne mooy doomu aadama. ni ngi seede ni amul kenn ku ñuy jaamu sa dëgg jaamu juy mat sëkk ku dul borom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ne dafa wéet si nguuram waaye tamit dafa wéet si jaamu buñ koy jaamu comme ni nga xamante ne noonu la wéetee si ay moomelam. ni ngi seede ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla la waaye tamit ndawam la. borom subhanahu wa taala moom fegal nañu li nga xamante ne mooy ñi daal di jéem a góorgóorlu ñi daal di aar suñu li nga xamante ne mooy suñu làmmiñ. mbokk jullit yi nañ xam ni borom subhanahu wa taala dafa sàkk doomu aadama ngir mu daal ko jaamu ba pare daal di wéetal ko si li nga xamante ne mooy si jaamu jooju. waaye tamit dafa yónni ay yonantam ngir mu daal di wan doomu aadama yi fi nga xamante ne fi ñu teg seen tànk mooy lan mooy yoonu réussite yoonu li nga xamante ne mooy ngañaay dëgg. moo tax borom subhanahu wa taala mu ne yónni naa si bépp xeet ak ndaw jooju bu mu ñëwee lan la daal di wax mu ne jaamu leen seen borom wéetal ko te ngeen maytundiku lépp li nga xamante ne mooy taaxut mooy lépp li ñuy jaamu lu dul borom subhanahu wa taala. mbokk jullit yi gannaaw bi nga xamante ne yàlla subhanahu wa taala décrété na loolu si ay jaamam mooy ñu jaamu ko wéetal ko si jaamu bi. yàlla subhanahu wa taala moom dafa jël li nga xamante ne mooy suñu dund waaye tamit ak faat bu muy faat doomu aadama mu nekk nattu ñeel leen. moo tax yàlla mu ne allazi xalaqa al mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. yow mi nga xamante ne borom subhanahu wa taala dafa la may ay fan ngay dund bu jàpp ni loolu bànneex rek la yem si mais nattu la bile yàlla subhanahu wa taala du nattu du xool est-ce que yàlla xéewal ji nga xamante ne moom la jox est-ce que yaa ngi si def lu baax. naka noonu tamit day faat ay jaamam ngir ñi nga xamante ne ñooy dund ñu mën si jël ay jàngat bis dina ñëw yàlla daal di jël li nga xamante ne mooy seen ruu. kon mbokk jullit yi nañu xam ne ni loolu mbir yooyu ay nattu la yi nga xamante ne yu jar a bàyyi xel la. yàlla subhanahu wa taala daal di jeexale laay bi mu ne wa huwa al azizul ghafuur. yàlla mu ne borom kàttan la ku noot la si kàttanam jëmale ko si ki nga xamante ne moom dafa sàggan
dafa bëri ay caaxaan bëri ay moy yàlla subhanahu wa taala bu koy duma yowmal xiyaama amul kenn ku koy atte waaye tamit yàlla mooy alxafuur mooy ki nga xamante ne mooy kiy jéggale mooy jaamam ji nga xamante ne xam na ni li koy xaar mu daal di waajal boppam daal di tàggat boppam ngir jéem wuy boromam na xam ne ni kooku de yàlla tijjil na ko buntu jéggal ak buntu yërmande yàlla ci yàlla boole. mbokk jullit yi nañ xam ne ni yàlla subhanahu wa taala dafa jagleel li nga xamante ne mooy weeru koor bi mu nekk li nga xamante ne mooy occasion bi nga xamante ne jullit bi war na si waa di profito gën a dëgëral li nga xamante ne mooy relation entre boromam waaye tamit nit ki daal di waajal bu baax li nga xamante ne mooy taxawaay yowmal xiyaama weer la bi nga xamante ne ki nga xamante dafa sàggoonoon si ay jëf occasion la nit ki daal di njëkkalante si ay jëf yu baax waaye tamit nit ki gën a jege li nga xamante ne mooy boromam subhanahu wa taala moo xam ay julli yu muy def moo xam ay woor yu muy def bu ñu xoolee si beneen wàll bi da ngay gis ni weeru koor nekk na occasion bi nga xamante ne ñi nga xamante ne dañoo bëri woon ay bàkkaar wala bëri woon def ay jëf yu ñaaw da ngay gis ni daanaka dañuy góorgóorlu daal di bàyyi lu bëri li nga xamante ne mooy dem nañ ko dem def di rëccu ay ñaawteef yu bëri ñu ko def nga xamante ne abouti woon nañ ko daal di ko def kon loolu day wane weeru koor yàlla subhanahu wa taala bokk na si xikam yi bokk na si xarañtef yi nga xamante ne yàlla def na ko ngir doomu aadama gën a góorgóorlu daal di retracer li nga xamante ne mooy dundam pour jéem a daal di teg dundam li nga xamante ne mooy siraay kon weeru koor occasion bu rëy la ñu daal di xoolaat suñu dund bëriwaa na ay nit ñi nga xamante ne ñoom ba léegi xamuñu objectif lan moo nekk seen objectif si kaw suuf dañuy jàpp ni dund bi daal da ngay dund ba sa àpp daal di jeex mu jeex te alors que yàlla dañoo wàcc si kaw suuf ngir benn mission ngir benn objectif bu déterminé mooy lan ñu jaamu ko wéetal ko ngir bu ñu ñëwee yowmal xiyaam yàlla subhanahu wa taala daañu daal di fay. kon weeru koor comme que yow góorgóorlu nga ba jëf yi nga xamante ne jëfu sàggante la woon dem bàyyi nga ko carrément wala sori nga ko wala wàññi nga ko sa kéemtalaay kàttan gàllawaay lu des sa dund jéemal tegaat sa dund su raay yoon bi nga xamante ne moo lay may réussite ci àdduna waaye yoon bi nga xamante ne mooy tax nga am ngërmande yàlla boo ko deful lu mu yàgg du ko rëccu moo xam léegi la moo xam sa bi bàmmeel la wala yowmal xiyaama kon comme yàlla subhanahu wa taala may nañ kàttan ñu fekk weeru koor kon nañ si góorgóorlu kenn ku nekk si ñun ndeysaan mi ngi mébét du ñàkk ñu bëri si ñun mi ngi mébét weeru koor gën a gudd wala sax chaque mois wala mois yëpp daal di nekk weeru koor ndax xéewal bi nga xamante ne moo nekk si li nga xamante ne mooy si weeru koor mbokk jullit yi weeru koor bi dañu war a jàngal ay leçon yu bëri bu leen fàttali ni yàlla subhanahu wa taala à chaque fois buy waxal borom xel lay waxal kon jullit bu ñor événement bu jàll rek war na si tirer li nga xamante ne mooy ay leçon war na si tirer ay njëriñ yi nga xamante ne moom lañ mën a jëre si weeru koor lu bëri la kenn mënu ko jeexal waaye dañ ciy jukku ay quelques njëriñ bokk na si njëriñ yooyu nekkati weeru koor jàngal nañu nekkati doomu aadama mun na am li nga xamante ne mooy détermination mun na am engagement ak diggante ak boromam ñaata si ñun ñoo sàggana woon alquran ñu bëri dañ ko gàddaay woon weeru koor jom na ngay gis ko nit ki daal di commencé di góorgóorlu ki nga xamante ne mënu woon liir sax mu jéem a xool mu ne nan lay def mën a liir kan mu may jàngal ki nga xamante ne sax addunam yëpp daanaka daaw moon déglu alquran amaana ay musique la dem dégg wala ay caaxaan weeru koor daal di jot mu ne xaaral ma góorgóorlu sax ba jéem a profiter occasion si jéem a xam leen si alquran wala déglu leen si alquran engagement boobu nit ko am weeru koor dañ ko jàngal mooy bul mës a jàpp ni man dama bëri bàkkaar dama sàggan ba mënuma bokk si ñi nga xamante ni dañu baax déedéet kon weeru koor jàngal na leen nekkati
yow mun nga am benn dogg sa bopp ngir jéem a jege sa borom, ngir jéem a jege ñu baax, ngir jéem a tegu si yoonu siraatal mustaqim. kon lii weeru koor la koy jàngal. beneen wàll nga gis nit ñi nga xamante ne amaana sax alhamdulilah ni ngi góorgóorlu, mais nga gis leen ñu teg programme bis mu nekk ñi wax ni man de damay jàng lu toll ni xisib si alquran, ñii ne ñaar xisib. nga gis ñenn ñi ni balaa weeru koor bëgg naa jeexal kaamil bi, bëgg naa liir kaamil bi yëpp. nga gis nit ki daal di teg benn programme bi nga xamante ne bu jub, programme bi nga xamante ne bu déterminé wu ngir mu daal ko respecté. kon loolu dañuy jàngat nekkati weeru koor occasion la bi nga xamante ne c'est-à-dire mbir la bi nga xam dañuy jàngal ni nekkati ñun mun nañu daal di teg programme bi nga xamante ne daf ñuy jëriñ suñu àdduna ak suñu àllaaxira. kon weeru koor dañuy sori li nga xamante ne mooy càggante. comme ni nga xamee nii weeru koor moo lay dimbali nga am engagement boobu noonu ba yow yóbbale nga daal di teg programme bu déterminé, nga xam ni programme bi fas yéene ko jeexal, ne nga xam ni bis na ñëw sa dund daal di jeex. bu fekkee ni yow yaa ngi xalaatee noonu, sa dund bi yëpp barke lay nekk, sa dund bi yëpp day am njëriñ. kon ni nga tegee programme bëgg ko jeexal balaa weeru koor bi di jeex, noonu nga war a tegee programme sa dund bi yëpp balaa sa dund di jeex. kon nekkati weeru koor dañuy jàngal nit ki war am engagement si diggante ak boromam. bokk na si jàngat yooyu nekkati weeru koor dafa ñuy jàngal ni nekkati man de mun naa bokk si ñi nga xamante ne dañuy njëkkalante si yiw, dañuy njëkkalante si mbaax. bëriwaay na si ñun ñi nga xamante ne amaana dañuy wax naan ku nekk sa bopp nga tal, man taluma dimbali kenn. te weeru koor jàngal na la ni nekkati yow mun nga góorgóorlu si jëf yu baax jëmale ko si nga xamante ne mooy say mbokk jullit. weeru koor jàngal na la nekkati mun nga góorgóorlu si ay julli, si ay woor, si ay tuddi yàlla, si fekkee ay jotaay yu baax. weeru koor jàngal na loolu. te boo génnee si mbedd ñaar si ay nit si weeru koor bi ñooy tijji seen alxuraan di jàng. ñenn ñi sax bu ñu yaroo kaamil bi sax dañuy jël kaamil def ko si seen portable du ko tijji, du ko jàng si yoon bi. mais xoolal pourtant yàqulu leen dara seen dund, yàqulu leen dara seen liggéey, yàqulu leen dara seen activité. kon weeru koor nekk di jàngal nañu nekk ñun war nañu mën a góorgóorlu si màng li nga xamante ne mooy ay tiyaaba, mooy ay jëf yu baax. kon yow habitude bi nga am si weeru koor di bëri li ngay jàng alxuraan, di tudd yàlla, moo xam bi ngay liggéey, moo xam bi ngay dox si yoon bi, na nga góorgóorlu weeru koor bu jàllee nga daal di wéyal loolu ba keroog ngay dajeek sa borom. bokk na si jàngat yi nga xamante ne dañ koy jëlee si weeru koor nekkati weeru koor dañuy jàngal ni nekkati jullit dafa war a nekk solidaire, dafa war a nekk ki solidaire. ki nga xamante ne ñaata si ñun tey ñooy gis say mbokk jullit ñu bëgg dog, amul ni ñuy dogee nga dem jàppale li pour ñu am ni ñuy dogale. waxuma la loolu rek, da ngay gis ay nit ñi nga xamante ne ñoom organisé wu nañu ba dañuy dajale ay kit di dem si dëkk yi nga xamante ne moo gën a sori, seen mbokk jullit nekk fa sonn lool pour jox leen li nga xamante ne moom la ñuy dundee, di leen jàppale. xoolal weeru koor jàngale na nekkati man mun naa am détermination, mun naa am yëg-yëg dem fu sori dimbali sama mbokk jullit. kon warta yem li nga xamante ne mooy si weeru koor rek. kon weeru koor jàngal nañu nekkati da nga war a am li nga xamante ne mooy esprit solidaire, mooy bokk si jaam yi nga xamante ne dañuy taxaw doomu aadama yi. kon weeru koor jàngal nañu kon loolu jukko bu rëy la, nit ki occasion la bu nga xamante ne nit ki war na ko jukko la bi nga xamante ne nit ki war na ko téye bu baax a baax. weeru koor bu jàllee mu daal di ko wëyal. bokk na si beneen jàngat bi nga xamante ne mën nañ ko jàngate si weeru koor nekkati weeru koor dalay jàngal ni nit ki fenn rek la mën a am dal, fenn rek la mën a amee bànneex, mooy si boromam subhanahu wa taala. bànneex jooju, yëg-yëg boobu noonu
fan lay gën a amee doole mu nit ki bi demee bay jaamu yàlla taxu di julli du sabbal borom subhanahu wa taala jamono jooju mi ngi sentir ni mi ngi yëg ni moom dëgg-dëgg bëgg na borom subhanahu wa taala kon weeru koor dafa lay jàngal ni nekk di bonheur bànneex dëgg mi ngi nekk si topp yàlla te boo koy def sax da ngay libre da ngay dal sa dund sax day recadré waat amaana avant weeru koor da nga dem perdre temps yu bëri si ay futilité si ay mbir yi nga xamante ne yu ñàkk solo la te lu la ko yóbbee mooy topp sa bànneexu bakkan ma la ko yóbbee weeru koor daal la xëccaat daal di du la jéem a laabal sa bakkan pour nga gën a jege sa borom jege boobu ngay jege sa borom loolu da lay may bonheur da lay may bëgg sa borom da lay may bëgg topp lu baax kon weeru koor dañuy jàngal ni nekk di dal dëgg ni nga ko amee mooy lan mooy sa borom subhanahu wa taala feneen foo ko wutee loolu lu gàtt la li jeex la wala li lay trompé la li lay nax la mais bànneex dëgg foo ko mën a amee mooy sa borom subhanahu wa taala weeru koor tam dañuy jàngal ni nekkati doomu aadama mun na daal di dëggu mun a dëggu si boppam mun a dëggu si diggante ak boromam weeru koor jàngal nañ ko parce que nit ki nga xamante ne dafa xëy suba ba ngoon du woor amaana mu ngi nekk si ay endroit yi nga xamante ne kenn gisu ko kenn fekkewu ko su ko neexoon mun na def naka su dul noonu mais defu ko mu xam ni dafa woor mu xam ne ni yàlla mu ngi koy bàyyi xel mu daal di continuer wooram ba jant bi daal di soow loolu dëggu moo koy yóbbee doomu aadama kon weeru koor mu lay jàngale jukkoo dëggu kon dëggu boobu noonu di la weeru koor di lay jàngal moom nga daal di war a wëyal même weeru koor bu jeexee nit ki daal di dëggu si mboolem mbiram rawatina nit ki daal di dëggu si diggante ak boromam nga xam ne ni yàlla rek lañu war a jaamu yàlla rek lañu war a topp daal di sori lépp li nga xamante ne borom subhanahu wa taala tere na ko mbokk jullit di bokk na si lu gën a rëy li nga xamante ne weeru koor dañ koy jàngal nekkati weeru koor dañuy jàngal ni yërmande yàlla subhanahu wa taala lu yaatu la dañuy jàngal ni man mën naa bokk si ñi nga xamante ne yàlla dina leen yërëm yowmal xiyaama yàlla may la wér may la tan ba nga fekkee weeru koor yàlla may la kattan ba nga mën a woor ba nga mën a di góorgóorlu du màng si ay tiyaaba di jëf yu baax loolu da nga yàlla daf la kiir si yërmandeem moo tax nga mën ko def kon nekkati nit ki war na yëg ni mun naa bokk si ñi nga xamante ne yowmal xiyaama yàlla mën leen daal di yërëm si kaw su ma góorgóorlu su baax su ma tegu si yoonu siraatal mustaqim kon weeru koor gi occasion la bi nga xamante ne dala ko jàngal kon yow jullit bi war nga góorgóorlu ba daal di farlu si li ñu mel mbokk jullit yi nañu daal di góorgóorlu suñu bopp waaye daal di waajal suñu bopp ne xam ne nii daanaka àdduna bi jeex na képp ki nga xamante ne dafa sàgganoon na daal di xam ni càggante jooju amul njëriñ képp ki nga xamante ne dafa toppoon bànneexu bakkanam kooku na xam ne nii loolu amul njëriñ kon lu am njëriñ mooy ñi daal góorgóorlu si santaane borom subhanahu wa taala jéem a motal mission bi nga xamante ne moom moo tax yàlla daal di wàcce si kaw suuf moom la yàlla wax naan wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun binduma jinne binduma doomu aadama lenn rek moo tax ma daal leen bindi mooy ñu daal di ma jaamu te jaamu jooju noonu mënta am lu dul nit ki dafa war a góorgóorlu daal di toppatoo li nga xamante ne li jëm si wàllu wér-gi-yaramam te weeru koor jàngal nañ ko naka noonu tamit nit ki daal di góorgóorlu daal di jéem a dundal li nga xamante ne mooy ruum mu daal di ko dund te ruu boobu li koy dundal mooy jaamu yàlla topp yàlla def lu baax te loolu weeru koor jàngal nañ ko yàlla may cër yi nga xamante ne dañuy sawar loolu si topp borom subhanahu wa taala yàlla musal ñu si cër yi nga xamante ne dañ koy moy ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قم إلى صلاتكم